boo nekkee opposant politique da nga war a sóoraale lu bëri waroo woyofal sa bopp waroo naagu waroo ànd tout le temps ak xel bu dal parce que état dafa bëri pexe man mii rek bu yàggul yéen ñëw nañu sama kër encercler ko pour bëgg ma yóbbu doon ma jéem a tuumaal ci beneen mbir lu jiitu loolu 2017 aussi dig woowoon na ma fi téye woon ma dañ ma buub ci mbedd mi yóbbu ma doon ma jéemal tuumaal affaire u terrorisme affaire u explosif ak yooyu loolu sax moo tax sénégalais yi tey jii xam ma parce que bañ ma waxee ni ñoom dañuy dellu si waat ànd ak benn ndaw boo xam ni dañ koy jox ay explosif pour mu tudd ma ca ci laa daw dem ci benn télé def sama première émission ci la ñuy doog a gis xar kanamu Clédor ci la ñuy doog gis Clédor ci laa doog a am sax accès au débat public donc fi mu nekk nii man maa ngi ci débat public bi ci côté ressources naturelles yi surtout beaucoup plus que ci politique bi mais acteur politique là aussi parce que maa ngi ci ay coalition maa ngi ci front bi maa ngi ci yooyu donc complot ak fexeel adversaire politique pratique gu gouvernement Sénégal la du ma ne sax ci affaire médecin la commencé mais ñëpp jàppoon nañu ni Mamadou Dia dafa doon waaj a coup d'état Senghor te histoire indi na ni loolu amul donc yu mel noonu moo waral homme politique yi ñu doon war a fagaru pour bañ a tomber ci piège yooyu nga xam ni nëgg sërëx ñuy lalal ñi leen jaaxal la tout le temps mu jóge ci wàllu nguur gi te loolu vraiment pratique politique bu ñu war a dëddu la parce que Sénégal quand même dëkku civilité la donc war nañu dépasser yooyu. waaw xam nga wax nga ko sànq ba affaire peut-être affaire de meurtre la woon bii nag affaire de viol la ñu ciy tudd ay yenn cas yoo xam ne kii ne ñëw dem naa fa ay yenn nu mu tuddati yenn acte yoo xam ne dañ ko posé Sonko ñëw ne dem naa fa kii ne def na lii kii def na lële est-ce que amut benn moment quelque chose boo xam ne dafa louche ci affaire bi nga xam ne tamit day yomb a compléter. non xam nga même buñ ko sax mun nañ ko sax ñàkk a tuddee complot. xam nga lépp lu louche day indi enquête léegi enquête moo ñuy wax li am dëgg. enquête bi nee na enquête bi dafa produire benn pièce technique bu ñu wax rapport médical kooku je crois que mooy pièce centrale bi parce que au début dañuy wax ni def nañu prélèvement. mais rapport médical bi tuddul prélèvement dafa saytu ndaw si ni ndaw si sëyul 16 heures de temps avant muy ñëw foofu te gis ñu benn frottement amul lenn luy wane ni rapport am na fa kooku day daaneel lépp loo xam ni ay kaddu la maanaam def na nii loolu yooyu ay kaddu la mais bu ñu indee pièce boo xam ne ci dossier la nekk loolu je crois que moo tax procureur dafa mujj dindi turu Ousmane Sonko def ci X. mais des fois doguma la de mais ci histoire yi ñuy wax complot yooyu même booy xool ci affaire maître Babacar Seye dafay am des non-dits yoo xam ne day mel ni ki ñuy jiiñ da koy moytu kiy jiiñaate da koy moytu ba finalement sénégalais yi dañuy xaw non-dits yu demee nan maanaam duñ leeralal askan bi ba sénégalais yi leen di déglu sax final askan bi enquêteurs yi kuñ jiiñ ak ku ñu jiiñut yëpp ñaari position yëpp booy xool des fois ñu taxawee noo xam ne dañ naan est-ce que kii amul loo xam ne nangu koo wax kee itam di ko jiiñ dañ ne am na loo xam ne nangu koo wax ba finalement gars yi dañ koy ressentir. muy ci cas maître Seye que ci cas Sonko bi. d'accord xam nga bu dee ci cas Sonko. moom nee na dem na massiw wax na raison yi tax mu doon massiw kii géré foofu affirmé na propos yooyu kon foofu amul benn ambiguïté bi mu ngi nekk ci accusation bi parce que affaire bi quand même accusation la dañu ne kii dafa ma sàkku ay yoon du benn dafa indi ñaari fetal kenn waxatu ko parce que ci procès verbal yi yàlla def na siiwal nañ ko kenn tudd ci ay pistolet kon wax bu teggeeku am na expertise médicale bi dàq na rapport sexuel ba noppi ci xelu doomu aadama c'est-à-dire il faut que ñun tamit ñuy jëfandikoo suñu xel kër goo xam ni famille moo fa dëkk ñu sàkk si fa nit boo xam ni amul benn bruit kooku couvrir loolu di téléphoner di et cetera te kenn mënul témoigner ni ay yëngu-yëngu am na buy njortloo ni violé nañ la ba noppi ñu violé la benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon nga xaar ba mu jëntal gi nga dem porter plainte bi nga porter plainte docteur bi ni dara amul fetal yi nga doon wax kenn waxatu ko ba noppi nit ñëw jël si la
en dehors des heures de couvre-feu pour yóbbu la ci kër docteur te nit kooku waa APR la mais loolu nag foog ñu jëfandikoo suñu xel xam ni am na lu ci rax. balaa ñoo dem ci table ba rek dama lay laaj benn question. parce que dañuy dem ci waaw dañuy dem laaj ñoom tam dina am seen question. ba fan la comploteur du ma wax gouvernement. du ma wax ba fan la comploteur mun a egg pour déstabiliser un peu son adversaire comme yow. mën na àgg ba taxal sa der ba posone la ba rey la ba tëj la kaso. ba daaneel la financièrement bu dee opérateur économique la bu dee kuy liggéey ci économie la comme kër gi Seneweb bu fekkoon ni nguur gi da leen doon xeex ak lu ngeen am doole di ngeen di tëj donc nguur moo bëri ay pexe yu mu mën a tënkee doomu aadama wala rawatina adversaire politique bi. jërëjëf Mouhamed bu ay question amee foofu rek ñu ñëw si sama waa ji mu leeralal la ko comme ni nga waxee Clair Vision. waaw Aïcha ñu doore ko ci sama gars yi kenn ci ñoom Aïcha bu fekkee am nga laaj pour monsieur Clédor Sène. bon monsieur Sène ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalalaat bu baax ci plateau Bët Set bi man nag damay xaw a génn tuuti débat Sonko bi. di dem ci pétrole bi. il y a pas plus récemment ñu ngi lay dégg ngay wax ni que avant ñuy tudd waxum pétrole beeg Alioune Sall consort yow nee nga Sénégal mosoon na extraire pétrole. ñu lay ñaan rek nga indil ñu ci ay leeral. waaw question bi daf ma xaw a bett sax sinon ma indi loolu leen benn insertion benn vidéo boo xam ni INA.fr moo ko publié woon yàgg na Institut national de l'audiovisuel de France donc boo xam ni kenn mënu ko dindi. buy wone en 1960 un puits de pétrole boo xam ni dafa nekkoon en phase d'exploitation parce que ci image yi dañuy gis benn torche maanaam benn tàkk-tàkk buy nekk ci kaw benn mât loolu day wone ni hydrocarbure bi génn na en tête de puits kooku c'était en 1960. am na beneen vidéo d'archive bu ñuy wane Senghor mu doon tàggu sëriñ si bi muy waaj a bàyyi nguur bi doon wax ni Sénégal am na pétrole donc am na benn sortie Moustapha Niasse bu mu doon wax ni effectivement doon nañu produire pétrole gannaaw Diamniadio fàtte naa turu dëkk bi presque Diamniadio la. du Sébikotane non Diamniadio Sébikotane tam. Sébikotane la dëkk moo tax. produire nañ fa pétrole de 87 à 92 ay 61 000 barils de pétrole ak 37 millions de mètres cubes de gaz kooku Jeune Afrique Économie moo ko. lu tax ma koy njàmbaas ñun bi ñu nekkee xale. ba léegi dañ doon gis waa Petersen ñëw fa samp fa seeni appareil ak seeni moteur ak lépp. guddi gi ñun daaw ñu ne ndax bruit ba fa daan loolu ba ñu nekkee xale mais xamuñu woon lan lañ doon génn ci suuf si. ba léegi nii may wax ak yow ñu ngi exploité gaz Sébikotane loolu mosuma ko wax comme ni ñu koy exploité Gadiaga foofu di tàkk noonu. Dougar la dëkk. Dougar waaw Dougar juste après Diamniadio waaw foofu la ñu doon exploité. sur la route de Mbour. route de Mbour. mais actuellement nii ci jamono yi ñu toll nii depuis 2015 biir Sangomar ci géej gi. am na benn plateforme boo xam ne waa Can Énergie ak Far Limited ñoo ko fa teg depuis 2015 mu ngi génnee 90 000 barils par jour boo xam ne jàppewuñ ko production commerciale mais dañ ko jàppee production d'évaluation appraisal wells donc pétrole bi mu ngi génn foofu tamit mais ñun du ñu wax dara dañu naan ñu ngi ci phase évaluation mais produit buy génn la hydrocarbure buy génn la donc Sénégal déwén normalement war nañu nekk en phase de gouvernance pétrolière parce que FID yëpp signé nañ ko contrat d'ingénierie de service yëpp signé nañ ko lépp pare na donc merci beaucoup monsieur Sène ma jox Toch am na benn affaire boo wax sànq nee nga Toch la tudd da nga ko wax rek mu gis boppam. waaw man de dañ ma ko présenté comme Toch. waaw moom Toch la tudd. waaw Toch. waaw sànq dañoo dégg nga utiliser mot Toch si beneen affaire boo xam ni. non dama ne ndax beneen affaire bu mel noonu. bi ngay wax benn tàkk-tàkk bu jéem nga ne mu ngi tudd Toch xaw ma. ah torche. ah torche. torche français laa làkk foofu. torche ñoom tàkk-tàkk boobu. ñoom torche lañ koy tuddee. ok maanaam ci puits pétrole yi. di nga gis benn flamme comme SAR. SAR ci kaw di nga gis benn flamme buy tàkk. waaw gaz la ñuy taal quoi pour ñu mën a manipuler affaire yi joint yi bañ a pété. doole bi wàññeeku.